billahi mina shaytaan rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamualeykum mbooloo mi ñi ngi leen di nuyu yéen ñépp ci seen tur ak ci seen sant di nuyu góor di nuyu jigéen di nuyu mag di nuyu ndaw di nuyu kilifa diine yi fi teew di nuyu bépp responsable politique bu fi ñëw tey ngir taaral bis bi ngir jëmmal bis bi bàyyiwuñu kenn bàyyiwuñu góor bàyyiwuñu jigéen bàyyiwuñu kenn ñi ngi sant ñëpp vraiment mobilisation bi rafet na waaye ku xool parterre autorités religieuses et politiques yi fi nekk rek di nga xam ne yaakaar mën na am ñi ngi ciy sant yàlla bu baax a baax a baax mënuñu nag bañ a am ñu ñu beral nuyoo ku ci mel ni suñu mag di docteur Amath Niang ñi ngi lay nuyu ñi ngi lay ziar di nuyu président Assane Sylla ñi ngi lay nuyu di la ziar président Omar Samb di suñu mag di suñu xarit wax na ko léegi jëlul kàddu parce que dafa nekk président comité électoral Kër Cheikh rek waaye dafa nekk suñu mag ñu dëkk bu yàgg te ku nekk ku xam histoire Kër Cheikh xam nga ni ñu dëkkee sababu sëriñ bi la parce que daanaka famille ancienne ñoo fi nekk néew na nga gis koo xam ne fi la juddoo yaroo fi màgge fi te amu fi cosaan boo xam ne Cheikh Ibra moo ko fi indi woon donc loolu rek dafa nekk loo xam ne dafa war nekk soññ pour ñëpp muy legg boo xam ni dañ ko war a téye dañ ko war a consolider te dañ ko war a yokk macha allah di nuyu grand Omar macha allah ci sa taxawaay ak sa prestation bu am solo di nuyu le directeur de cabinet monsieur Sayer Diop xëj na miinante wuñu torop mais damay déglu sa ay communication et je sais que macha allah daan juumul ci choix bi mu def di un choix judicieux te vraiment ñu koy rafetlu bu baax a baax a baax mais di beral également nuyoo le directeur Pape Modou Fall Pape Modou Fall di kenn koo xam ne dafa nekk kenn ci ñun li muy nekk kilifa bu ngeen di traité da ngay xaw a am sax kersa ndax yar bi ndax teggin bi moom loo ko magee lu mu néew mag gi lay jël teg ci kanamam day fàtte boppam fàtte darajaam te bari njariñ lool nag parce que vraiment liggéey na fi liggéey boo xam ne ci direction de l'emploi kenn dootu ko fàtte kenn du ko fàtte te ilaa yow mi diin te loolu xam naa ni bokk na ci li tax mu mën a nekk mooy daf ko yàgg a def parce que chef de parti la woon nekk ci dëkk bi di def social di mobiliser nit ñi di conscientiser nit ñi ci li ñu war a def seeni devoir pour que ñu mën a jot seeni droit loolu mu def ko pendant des années te nekkul ci pouvoir bi mu ñëwee tamit mënoon nañu gis beneen visage en général homme politique yi dañuy yor leget goo xam ne bu ñu la ko wonee da ngay defe ni dara ngi ci fekk dara nekku ci mais moom ni mu doon doxee avant noonu lay continuer di doxee da ngay xam ne vraiment politique bi muy def nii cristalliser na espoir yu yaatoo ci jeunesse bi loolu mënoo ko xam sax léegi ne mais nañu dem ba ci kanam yàlla leen yàlla lafal cat musal la aar la vraiment amuñu sa ngërëm mënuñu laa sant fierté bi ñu am ci yow kooku suñu làmmiñ maanaam lott na ci tudd ko loolu moom yàlla laa koy seddal macha allah di sant également di gërëm suñu candidat suñu frère Dame Diop nekk un homme politique moom it boo xam ne kenn dootu ko présenté ci Sénégal nekk d'abord un homme de valeur comme li ma wax sànq ci rakkam Pape Modou Fall Dame Diop ku ko xam-xam ne diggee sax du affaire am du diggee dara te loolu néew na nga gis ko ci homme politique lu mu lay wax rek c'est parce que jekku na ko soog ko def nit na bu fekkee dafa am ay valeurs humaines yoo xam ne tey boo doon yar sa doom boo sañoon mu am jikko yooyu boo amoon mag boo sañoon mu am jikko yooyu déjà kooku di nga ko fonk di nga ko nawloo léegi nag bu nekkee ci kanam war a jiitu parce qu'il faut cliché bi ñu am ci homme politique yi ñun Kër Cheikh waruñoo dal amuñu problème boobu bu ñu wax ni politicien day naxaatee oto bu tàkk laak boo ko poussé nangam yooyu ñun du suñu problème en tout cas xaw ma fu mu am
mais Kër Cheikh moom amuñu ko te Diourbel de manière générale amuñu problème boobu ñun suñu ay politiciens seen yitte yëpp góor guddeeg bëccëg subaak ngoon mooy nan la ñuy def ba yombal dundinu askan wi ci seen environnement ci seen xëy ci seen formation xale yi ci yu demee noonu nga xam ne seen taxawaay weesuut li tax ñuy wax politique dëggantaan day am nag ci métier mu nekk boo demee ci journalisme bi boo demee magistrature boo demee il faut que ñu mu am ñoo xam ne dañuy pervertir activité bi xëj na loolu mooy dal yenn homme politique yi ba tax ñu laalaale ci ñeneen waaye ñun de ni ko Mouhamed Diakhaté waxe sànq ñun mën nañoo tiitaroo suñuy homme politique mën lañ leen di tiitaloo mën nañoo tiitaroo ak kanamu politicien bu mën a nekk mën nañ koo tiitaroo Dame Diop vraiment ñu am fierté tey recevoir la fii nga ànd ak délégation bu rafet bi di rafet nuyu président Serigne Sall Baye Badara Sall Vieux Kébé bu mu libee dinaa jum ñoom Assane Gaye Serigne Cheikh Fall maa ngi koy seet na le di nuyu ñëpp daal ñu fi teew képp ku ma tudd ku ma tuddul xamal ni amal nañ la ngërëm loo xam ne xamuñu fu mu yem unité bi nag nekk lu sacré loo xam ne xëy na bu ñu ko amul woon sax dañ ko waroon a inventé far yàlla defal ñu ko kon li ñu war a def ñun Kër Cheikh li ñu war a def ñun Diourbel mooy fexe ba nga xam ne au soir du 23 janvier maanaam ndam li ñuy am kenn du ko laam-laamee duñ ko combine bëre te duñu njëlloo jaxaay dañ koy yekk ci ba ci kaw mais duñ ko daaneel baax dañ ko teg ndànk ci suuf parce que on aimerait que ñu ne waa Diourbel yëpp doomu njaareem yëpp ñu ànd liggéey njaareem dañ koy daaneel ndànk ànd ak moom yëkkati ko ànd ak moom liggéey loolu daal mooy taxawaayu MNDS ci ginnaaw le ministre Dame Diop parce que Diourbel soxla na ko Diourbel manque de tout bu yàggu rek damay nettali ay anecdote ci ay histoire yu am état civil ay xale yoo xam ne dañu war a def concours mënuñu am këyit mais c'est inimaginable en 2022 xale yu war a def concours yuy def examen mënuñoo am këyit ay nit ñu nga xam ne par exemple ils sont en situation de succession mënuñu constituer seen papier mais c'est extraordinaire kenn waxul waxu bilan moom kenn du ko présenter Diourbel benn maire bi sot génn du fi wax dara lu mu fi def parce que li fi nekk lépp président Macky Sall moo ko def fii benn tali moo fi amoon yàqu na bu yàgg Kër Cheikh bu yàgg la yàqu bi ñuy defar tali yi daf ko fee wóoyi kenn defaru ko Macky Sall moo defar tali bu bees bi lamp yi fi nekk it moo ko fi def il faut que loolu leer ci bopp nit ñi amul benn bilan bu ñu mën a prévaloir ni ñoom ñoo ko fi liggéey li fi nekk ku si néew président Macky Sall la ko fi def léegi nag bu fekkee daf ñoo joxoñ koo xam ne am na ci moom kóolute kooku war nañoo am yaakaar ne buñ ko falee dina teg ci moom loxo pour mu mën a liggéey dëkk bi liggéey bu am solo d'une façon comme ñi ma précédé li ci ëpp solo wax nañ ko kàddu yi sant laay mën a wax kàddu yi gërëm di remercier monsieur Niang Sikom vraiment ak Birane Waaj ak di remercier mouvement yi ñu wuy si yëpp te incha allah dina ma boobu dinañ ko continuer fépp fu ñu xam ne bu ñu tegee suñu loxo affaire yi dina dem dinañ ko fexe ba nga xam ne benn problème du am ci diggante mouvement bi parce que diggante mouvement yi ndax xiiroo ak ŋaayoo ak divergence rek mooy yàq ay objectif te loolu amul solo loolu lu amul solo bu ko nekk fàttee sa bopp ñu xam ne benn objectif la ñu am mooy defar njaareem te defar njaareem tey ku ko wax mënoo cee génne Dame Diop candidat Dame Diop c'est le meilleur candidat bi nga xam ne bu demoon Dakar tey ak comment dirais-je projet bi mu am amul benn werante ni Dakar parce que tamit il faut que ñu xam ne yëf yi du affaire u jàng ak ñàkk a jàng affaire u bon sens la tey ku nekk xam na ne fa nga dëkk boo sañoon mu am ay barab yu fayukaay boo sañoon tali yeeg lamp yi di tàkk mais ka koy def nag bokk la ki nga xam ne mënu ko te ki nga xam ne day xëccoog ñun ngànk ci ni ba du bàyyi dafay jaar du suñ gan am nañ nuñ ko natte ba xam ne vraiment ay mën-mënam donte bëgg na njaareem it mën-mënam moom sooxe na lool kon ñu leen di sant di leen gërëm di leen exhorter yéen ñëpp nag ngeen fexe ba incha allah suba képp koo xam ne retiré gut sa carte d'électeur nga dem jëli ko parce que xeex bi sëñ daan wax na ko léegi ñaan yi baax na mébét yi baax na démarche yi baax na visite yi baax na waaye ay carte mooy gagné il faut que ñu fexe ba suñu carte yi ñu retiré ko te benn bàncee mooy Dame Diop ñi ngi leen di sant di leen gërëm di leen jéggalu jërë ngeen jëf
ndeysaan Modou Gaye xol ba sedd na ndeysaan dégg na discours bi Modou Gaye merci beaucoup jàngalekat la o discours rek dana ko dégg